téléspectateurs yi safoo seetaan Saloum Actu TV dal leen ak jàmm ci seen émission Saloum Santé Saloum Santé tey ma ciy dalal kii di docteur Tounkara nekk fii ci Kër Massar nekk ci clinique El Hadj Ibrahima Niass tey ñu fas yéene waxtaanee lii di échographie de la grossesse docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ami waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax man docteur Tounkara ma nekk fii clinique El Hadj Ibrahima Niass man maay borom clinique bi tey nag ñu fas yéene waxtaanee échographie ak grossesse. voilà maa ngi lay déglu ci say question yi waaw salaam. waa kan mooy docteur Tounkara. waaw docteur Tounkara moom d'abord sénégalais la Saloum Saloum la waa Saloum la donc métier bi moo ñu indi Dakar. maa ngi jàngee Saloum foofu laa amee sama bac Kaolack ñëw université fii laa amee sama diplôme médecine ci université Cheikh Anta Diop de Dakar après nag ci wàllu échographie ci laa def sama formation échographie def master 1 échographie def master 2 échographie après aussi ci laa dem voyager ci dem France dem def Avignon def formation échographie bi ma ñëwee nag ba def ay at ci écho laa dem defiwaat formation radiologie générale nga xam ne échographie ci biir la bokk ak yeneen bi ma paree itam dem naa defi échographie vasculaire donc loolu mooy sama formation ci échographie waaw ok merci. ok docteur ñu bëggoon a xam lan mooy échographie ak lan mooy njëriñu échographie. merci Ami échographie examen médical la. comme ni ngay waxee ni dama defi rajo mu def rajo ni ngay defi échographie mu def échographie examen médical la léegi nag échographie du uniquement pour grossesse mais grossesse da ci am wàll. mooy ëmb bi pour évolution grossesse bi ndax mi ngi évoluer normal ndax croissance su fœtus bi baax na ndax xale bi amul benn jafe-jafe ci biiru yaay ji le bien-être fœtal ndax amul benn malformation wala ñu dem ba ne accouchement mi ngi waaj jot ndax xale bi poids bi baax na ndax xale bi ànd bi buy juddu du ko gêner ndax xale bi cordon ombilical bi du takk baat bi buy juddu ba indi ay jafe-jafe donc écho daal moom ci surveillance grossesse lu ci am njëriñ la. voilà. docteur ñaata type d'échographie moo am. waaw type d'échographie comprendre ma bu baax parce que mën na nekk type ci écho ndax écho yi nga mën a def bu nekk écho yi nga mën a def bari na mën nga def écho grossesse mën nga def écho abdomen mën nga bu nekkee nag écho grossesse 3 types d'écho am na aussi mooy écho de datation mooy écho précoce bi ngay njëkk a def am na lu ñuy wax échographie morphologique écho morphologique mooy xool ndax amul malformation mooy sa deuxième échographie bi ngay def am na aussi échographie pour pronostic de l'accouchement mooy troisième échographie bi ngay def pour xool waajaayu am doom bi ndax xale bi ndax fa ki ëmb mun na accoucher normal wala war na accouchement am daal par césarienne moo gën wala mun na accoucher normal. jërëjëf. ok docteur kañ lañu war a def échographie. waaw léegi échographie su nekkee ci grossesse am na lu ñuy wax les 3 échographies obligatoires mooy am na ñett yoo xam ne ni moom dañ ko recommander loolu yoon la. mooy bu nekkee ëmb bu nga xam ne amul benn jafe-jafe amul benn problème. recommander nañ la nga def 3 échographies ci sa premier trimestre mooy ñetti mois yu njëkk yi. sa deuxième trimestre ak troisième trimestre. su nekkee sa premier trimestre bi écho bi. liñ préconiser li ci gën mooy nga def ko 11e semaine. ba 13e semaine 6 jours moom mooy écho ba nga xam ne ni mooy T1 foofu mooy écho premier trimestre. ci wàllu écho premier trimestre boobu aussi am na lu ñu ci soxla lool. mooy terme bi ci wolof dina xaw a jafe mooy li ñuy wax clarté nucale mooy ci baatu xale bi am na benn ñuul bi fay feeñ. dañ ko war di mesurer toujours booy def écho 11e semaine ba 13e semaine 6 jours. parce que mesure boobu moo lay prévoir ne la xale bi kat. ëmbam bi am na risque pour mu am malformation. des fois nag mesure bi mun na normal. su normalee mooy grossesse normale su normalul nag nga def yeneen analyse pour xool. ban feebar mooy gete xale bi. waaw boobu mooy écho bi ngay njëkk a def deuxième écho bi mooy écho deuxième trimestre. kooku écho morphologique lañ koy tuddee morphologique nag mooy
xool ndax am na malformation wala amul malformation. léegi sooy xool malformation itam am na période boo koy xoolee période bi mooy 22 semaines 24 semaines diggante boobu la donc écho du da ngay bind heure yu la neex rek 22 semaines ba 24 semaines. mooy deuxième d'aménorrhée mooy deuxième trimestre mooy période bi gën a baax pour nga xool xale bi ndax am na malformation wala amul malformation. léegi nag loolu mooy deuxième échographie bi. su boobaa il faut nga xool bopp xale bi bu baax xool ndax bopp bi formé wu na normal. ndax bopp bi amul ndox ci biir hydrocéphalie. ndax bopp bi amul dara lu ko wër lu ci nekkaat beneen feebar. yooyu ay termes la yoo xam ne comme émission bi ci wolof la jarul ñu koy détaillé. soo jógee ci bopp bi itam di nga xool dënn bi. xool ndax dënn bi normal na. ci biir dënn bi nga xool cœur bi. ndax cœur bi li nga ci war a gis yëpp mi ngi ci. soo jógee nga xool biir bi ndax fermé wu na normal ndax xale bi amul jimbox bu yaatu. yooyu yëpp ci nga koy xool boo paree nag doog a wàcc ci tànk yi xool loxo yi xool yëpp ba mu leer na ni gisoo ci malformation. moo tax boo paree itam da nga naan gisuma ci malformation mais comme écho imagerie la. gisuma ci terewul mu am. mais da nga ko war a xool bu baax a baax. mën nga xool nag ba pare te doo gis. fekk am na lu ci am moo tax ñu ne échographie moom yoon la pour ñu def ko mais l'écho ne peut pas tout voir. troisième échographie bi nag mooy échographie pronostic de l'accouchement. mooy femme bi bu ëmbee ba yegg 31 semaines 32 semaines. ci la ñuy xool ndax ni xale bi tëddee baax na wala déet ndax bopp bi mooy jiitu buy am doom wala ndax tànk yi ñooy jiitu wala ndax am na beneen organe buy jiitu wala ndax xale bi dafa galan. loolu ci troisième ci écho bu mujj bi nga koy seet. ci ngay xoolee itam ànd bi ndax nekkul fi xale biy jaar. su ànd bi nekkee ci xale bi fi muy jaar loolu ñoo placenta prévia mooy ànd bu wàcc. mun na gêner xale bi. mun nga am itam cordon ombilical bi lëmasu ci baatu xale bi nga gis ko ci écho boobu. yooyu yëpp da nga koy sóoraale pour buy nit ki buy accoucher ñu sóoraale ne lii am na ci. mun nga am itam xale mu ñëw ëmb bi grossesse bi poids bi bëri lool ba nga xam ne nii lii accoucher ko normal du yomb nga signalé ko ci grossesse bi. mais ay estimation la. jërëjëf. ok docteur kañ lañ war a xool sexe bi xool ndax féminin la wala masculin. waaw sexe moom bon jigéen ñi bëgg nañ ko lool seet ci grossesse bon peut-être am na ñoo xam ne c'est important pour ñu xam kook yooyu mais sexe période bi nga ko mën a déterminer. bi nga ko war a xool deuxième trimestre la. mooy diggante 20 semaines. 20 boo xasee yegg 20 semaines rek sexe bi mun nga ko gis. avant loolu nag mun nga gis sexe bi am na ay indices yoo xam bu ko amee dina tax nga ne lii ci góor lay orienté wala ci jigéen. mais daal gis ko mu leer bi moom ci deuxième trimestre bi la. kon est-ce que mun nañoo def périodiquement di def naka écho contrôle écho évolution fœtus bi mun nañ ko def. waaw évolution fœtus bi. ci 3 échos yi ngay def. di nga xool évolution fœtus bi mais su nekkee ne femme bi ëmbam bi normal na. 3 échos yooyu la ñu recommandé waaye nag tey mun nga gis ngoo xam ne nii dafa amee diabète. amee grossesse. su boobaa au lieu de 3 échos yi da ngay obligé régulièrement di ñëw di def ci ay échographie. loolu su boobaa dina romb 3 échos da nga koy suivre régulièrement. évolution fœtus itam. am na solo nga xam départ bi parce que des fois dañu ñëw rek ne la. dañoo bëgg a xool ndax xale bi poids bi baax na. wala ndax xale bi amul retard de croissance. te mu nekk ci 7-8 mois te mosoo ko gis. nit boo koy suivre da ngay xam départ am. da ngay commencer di ko defal écho ci commencement bi. di suivre yeneen écho yi. nga xam ne bi ngay def deuxième trimestre poids bi nangam la bi ngay def troisième trimestre poids bi nangam donc bu poids bi yéegut di nga xam am na retard de croissance wala amul ko di nga xam ndax xale bi dafa tuuti wala tuutiwul da nga xam ndax dafa jël poids wala jëlu poids voilà merci. ok écho dinañ ko defal ku nekkul jigéenu wërul daal dinañ ko defal koo xam ne ëmbul. waaw écho danañ ko defal ku ëmbut. nit ñi moom ëmb ji dañ ko ci tàmm noonu rek waaye. écho day seet li ci biir. comme da ngay seet li ci biir na mun nga tombé gis ci ëmb mun nga ci bañ a gis ëmb par exemple tey nit ki bu toogee ay at amul ay doom te mu bëgg am doom day def échographie xool ndax amul fibrome ndax amul kyste ndax amul polype leneen lu ne ci biir buutu njurukaay bi ndax amul dystrophie ovarienne ndax ovaires yi amul nuñ bindoo ba nga xam ne nii am doom bi du yomb yooyu yëpp da nga koy xool booy def échographie loolu moo tax échographie dañ koy defal ku ëmb dañ koy defal ku ëmbut góor sax dañ koy defal échographie.
voilà merci. góor ci ban anam lañ ko war a defalee échographie. waaw échographie góor bari na. gis nga sax góor sax su ma yeboo ne mu daanaka toll na luy jigéen wala mu ëppale ko. parce que lépp fépp fu am organe. mun nga ko defal ay échographie par exemple góor mun nga def échographie biir bi xool foie bi est-ce que ki ko am hépatite B dañ koy defal écho foie. di ko surveiller xool ndax foie bi demul def cirrhose ndax deful cancer du foie. loolu dañ koy am góor bu demee ba nekk mag tuur ndox bi bari da nga koy defal écho prostate. xool ndax amul prostate moo tax muy tuur ndox mu bari bi. nit itam mun na toog wet yi di métti nga defal ko écho rein yi xool ndax amul problème rein amul calcul rénal. ndax amul beneen problème nit yaram bi mun na tàng sax ba jaaxal nga defal ko écho xool ndax amul abcès quelque part. nit day def appendicite mooy loolu ñuy waxtaan la ceeb bi day fees ak yooyu nga defal ko écho xool ndax amul ko écho examen médical la donc organes yu bari mun nga ko échographie. kon nag ci yaatal lan nga ñu mën a wax ne mooy échographie. waaw échographie moom ñun ci dëkk bu demee ni Sénégal. dañuy wax rek ne mooy. examen médical. bi ñuy gën a demandé. examen médical bi ñuy gën a demandé mooy échographie. parce que daanaka daal organes yëpp. boo ci ragal problème rek mun nga ko écho nga xool. xanaa ba mu des yax yi. waaw yax yi sax des fois du moom ngay écho mais mun nañ am feebar bu nga xam ni mun nga fa écho gis loo xam ne sax problème mu yax la damm sax yax écho mun na ko génne. su nekkee ci xale. ok kon daal c'est obligatoire pour jigéenu wérul yi jigéen ñi nekk jigéenu wérul yi c'est obligatoire pour ñu def écho. waaw obligatoire moom amut. obligatoire mooy li nga xam ne ni obligation la déedéet. santé amul obligation amul leen looy forcer kenn c'est par consentement. mais am na nag ay conseils ay recommandations. échographie c'est recommandé pour jigéen bu ëmb nga def ko. dama lay ciy jox ay quelques raisons. jigéen mun na ëmb bu ndaw. waaw. def na test de grossesse gis na ne ëmb na mu jàpp ne ëmb na. te ëmb bi placé wul ci buttu njurukaay fi mu placé baaxul. mooy grossesse extra-utérine su deful écho nag. du ko xam. day toog biir bi di métti des fois mu gis tuuti trace de sang muy dem a dem ba mu yàgg mu toj ci biir bi parce que fi mu nekk baaxul su boobaa urgence lay nekk day saigner dem hôpital ñu ne ko demal defi écho urgence mu defi écho ñu ne ko ëmb bi kat toj na fi mu nekkoon baaxul dañ lay opérer. te xëy na bu defoon écho ci teel bi dina gis ne lii grossesse extra-utérine la mën nañ ko dindi ci bees bi wala ñu traité ko. ba kenn du ko opérer ci commencement bi. loolu benn la beneen bi tam mooy tey boo ëmbee di saigner. boo deful écho doo xam ndax avortement la wala déet wala nga def grossesse molaire doo ko xam. donc écho moom ci ku ëmb moom. c'est vivement recommandé waaw. ok recommandé nañ ko bu baax. ok docteur léegi dañ bëggoon a xam lan mooy sa dernier mot lan ngay ñaax sunu mbokk jigéen ñi kon ñu war a def écho ndax dañu war a def écho suñu ëmbee. waaw liñ leen di ñaax rek mooy benn bi mooy. seet sexe xale jarul def écho parce que da nga ci dépenser xaalis gisuma après lim lay jox après parce que sexe bi c'est pas modifiable. que muy góor muy jigéen. li nga mën rek mooy prévoir leen lan ngay programme projeté ëllëg ak yooyu. conseil bi nag pour jigéen ñi mooy ku ëmb. defal say écho minimum mooy defal sa 3 échographies recommandées. écho itam. moom am na ci partie boo xam ne ñi koy bind. mooy professionnel yi lañ koy wax. nañ xool moment yu baax ñu bind ko. ku ëmb sa première échographie. nañ fexe ñu bindal la ko bu amul saignement ci diggante bi amul benn problème. nañ fexe ñuy xam aussi seen date des dernières règles dina leen guider. ñuy def écho yi 11e semaine ba 13e semaine. 6 jours première échographie. 2e échographie 22 24 semaines. 3e échographie 31 33 semaines d'aménorrhée. suñ ko defee suivre grossesse yi rek dinañ ci am jàmm léegi nag def échographie. assuré wul la ne 100% nag léppay jaar ci yoon. mun nga def échographie am malformation doo ko gis te def nga écho bi bu baax sax loolu day am ci ñëpp. waaw. day am ci ñëpp mun nga dem ci ku dàq écho mu defal la say écho yëpp. xale bi juddu am malformation. pourtant écho bi jaar na yoon mais l'échographie ne peut pas tout voir. tu peux voir en échographie aussi benn organe. nga jàpp ne lii mi ngi en place bien placé fekk loolu itam amul. nekkul ne da nga mënul. da ngay imagine kii la c'est de l'imagerie. mooy tu regardes à travers des écrans. nekkul li ngay gis jaxaraan te gis nga. nit sax da nga koy topp xool ko. toogum yàgg ne kii ami la nga fëgg ma ne koy ami noo def mu ne la déet du ami
mais là da ngeen niroo. ok donc comme yow yaa jàkkaarloog nit ki wax loolu. ki nga xam ne nii nag moom da koy xool à partir ci image yi. mun na ci am erreur. beneen bi tam mooy am na lu am solo il faut toujours ñu wax ko ci surtout ci terme grossesse yi. jigéen ñi souvent boo leen jour bi ngay accoucher rek. bu jour bi tegee benn fan accoucher wu ñu ñëw ne accoucher wu. nit day ëmb sax 9 mois. nga ñëw ne ko sa grossesse baa ngi ci 7 mois. mu dem ne ak kii xamul dara pourquoi may ëmb 9 mois mu ne ma 7 mois déedéet écho bi nga def. du pour xam datu grossesse écho bii nga def boo bëggee xam date écho bu njëkk bi nga koy xamee. parce que tey écho ay mesures lay jël. su mesuré ne mesures yi machine bi calculer jox la moyenne ne la lii de à peu près. nii la war a toll. waaw léegi nag ki nga xam ne ni papaam dafa am yaram yaay ji ko ëmb am yaram. mesure am du tolloo mukk ki nga xam ne nii dafa tuuti papaam yaay ji dafa tuuti papa ji tuuti donc xale bi su évolution am yéexee ci biiru yaayam. soo nattee mun na dem ba yegg 9 mois yow nga trouvé 7 mois. nga ne ko yow 7 mois nga am mu ne la 9 mois la am. coow judd. wala nga dem ñu naan la kii ko def xamul dara. déedéet xam na dara. problème mu mesure la moo tax écho bu njëkk bi am solo. date des dernières règles am solo. boo ko xamee di nga xam âge grossesse. beneen bi am solo itam toujours nit ñi war ko xam mooy ci échographie. ça nous arrive souvent dañ koy gis. da ngay bind gis di nit koo xam ne nii. tey la takk jabaram. am ak moom ñaari weer pile. mu dem defi écho ñu ne ko ëmb bi am na ñaari weer ak fukki fan. mu fase jabar ji naan du man xam nga lu tax écho semaine d'aménorrhée la lay jox da koy calculer à partir date bi nga gëj a gis sa règle. écho su ne la am nga 10 semaines d'aménorrhée. 10 semaines d'aménorrhée égale 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse la au lieu de 2 mois et demi. day génnee 14 jours yu nga xam ne nii. période boobu ngay dem ba ovulation. moo tax toujours nombre bi la écho jox. dindi ci 14 jours pour nga xam âge grossesse bi. sinon toujours rek day indi problème dangay gis ay yoon ñu ñëw. kii bi ma àndee ak moom ak léegi. 8 semaines la yow nga ne def na ëmb bu ma 10 semaines donc doom ji man juruma ko. fekk effectivement moo ko jur. dañ ci waroon a dindi les 2 semaines loolu. c'est important aussi. nit ñi xam ko. voilà. ok kon nag sa dernier mot. waaw docteur. dernier mot bi rek mooy. di leen remercier bu baax. yéen a ngi góorgóorlu lii c'est bien parce que ak dina am ñum jëriñ buñ ko liiree wala ñu déglu ko. te dina am aussi ñim corriger ci ay erreurs yoo xam ne nekkoon nañ ci. donc di nga gis nga xam ne nii jabaram ëmboon na mu ciy dute. tey bu déggee dina xam ne lii moo taxoon dina am koo xam ne defaloon nañ ko écho ne ko 7 mois nga am mu dem am doom. naan dafa juum fekk itam dina xam ne xale bi poids bi moo tuuti. loolu yëpp day am. donc suñ dernier mot daal loolu di leen gërëm di leen sant. waaw jërë ngeen jëf. ok jërëjëf. Chers téléspectateurs, l'émission tire à sa fin lu nuyoo tàggoo maa ngi jaajëfal docteur Tounkara di ko jaajëfal lu bëree bëri nag jaajëfal bu amul àpp macha allah ndax yombalal nañu lépp macha allah ñu ñëw affaire bi yomb trop ñu ngi koy jaajëfal lu bëree bëri di ko ñaanal liggéey bi yal na ko yàlla jëmal ci kanam yàlla mën na ko yal na ko def di jaajëfal sama caméraman Pape Maysa Diop cant ak ngërëm ñeel na leen ci liggéey bu mucc ayib boobu jaajëf.